soob ci jàngat bi ak Abdoulaye ni ñu ko defee kon alxames bu nekk tey jii nag bëgg nañoo waxtaan rek ku ne xam ne ni ñu ngi ci juróom-ñetti fan ci weeru avril weer ci ginnaaw bisab tey bi tàngoon na trop fii ci Sénégal bi Ousmane Sonko waroon a jàkkaarloog juge bi yàqu-yàqu yu bëri président ci ngoon nga jàkkaarloo ak askan wi def discours moom it à la nation woote booloo ñi nga xamante ni ñooy M2D di mouvement yi nga xamante ni défense démocratie moo leen taxoon ñoom it am na lu ñu sàkku woon ba boobu léegi daal dellusiwaat yàqu-yàqu yeeg émati Ablaye bëgg nañ cee taxaw mais laata loolu artisan yi nga xamante ni boobu léegi ñu ngi leen di plaider fii seen nekkin surtout fond force Covid 19 bi gisuñ ci woon seen bopp démb dafa mel ni kon li nga fi doon wax njiitu réew mi dégg na ko ba joxe na ndigal ngir ñu di ci saafara. C'est une très bonne chose que président de la République soññaat ay ministres ci directive yoo xam ne jox nañu leen ko ça fait 1 an quand même 1 an ba ñu décrété ni danañu joxe ndimbal ci koor yi wax ku nekk la nga war a am atu yàlla ñoo war a dimbale ñu tolloon ci jafe-jafe xëy na tey gis nga ndimbal boobu 25 milliards arbitrage la sax parce que président la bu ne ministre de l'artisanat 25 milliards yi ñu war a artisan yi nañ ko baral dañ ciy déggee ñaar arbitrage bi mu njëkk a def parce que enveloppe initiale ba 35 milliards la woon waaye bi ñu dajalee ñiy bindu comme artisanat moom informel la ba nit ñi bindoo ñu gis ni ña nga xam ne am na ñuy kayit yu leer mën a bindu bariwul comme lim ba nga xam ne moom la ñu njortoon pour joxe enveloppe bu rëy ñu wàññi ko mënoon nañoo nag jël foofu enveloppe bi ne leen comme yéen a bindu te nañu xam ba léegi seen wërsëg la parce que ndimbal loo xam bu gënee dun tamit yàqu ci dara waaye da ngay dégg ni kon 25 milliards yi président rapporté na ko kon def na arbitrage parce que entre ministre Dame Diop bi yoroon artisanat ak ministre bu bees bi ca lañ jógee ci 35 dal ci 25 milliards artisans yi comprendre ñu woon sax lu tax enveloppe bi wàññi loolu benn la ñaareel bi vraiment c'est-à-dire président noppiwaale bi léeg-léeg dafay ëpp tey artisans yi la suba ministre des transports am na loo xam ne ba léegi ndimbal la lu war a dem ci ay artisans taxi jotaguñu ko yeneen i transport est-ce que loolu yëpp mën nañu nekk ci réew mi di ko noppiwaale tout le temps te muy ay directives présidentielles nga xam ni. xaalis bi tegu na pour xool ba xam ndax directives yooyu ñu ngi koy jëfandikoo. mais xam nga joxe ndigal gars yi duñ ko jëfe. xam nga Chérif dafay dabuwaat li ñu fi wax fan yii yëpp. boo demee ba dabu ministre yoo xam ne nangootuñoo wax ak acteurs yi ñu séqal secteur. acteurs yi ñu yilif nangootuñoo wax ak ñoom parce que ñooñu bu ñu kaasee ñu yàq dañ leen a compte ministre yi fi recevoirul acteurs yi nga xam ne ñoom la ñuy yilif boo leen doon génnee ci gouvernement kenn du ci des. tàmbali nañu nag di recevoir parce que président de la République soññaat na leen ci. comme pêche bi on a voilà mais da ngay gis ni même ba ñuy waxtaan ku nekk yaa ngi jàppal sa morom wax yi fi jaar yëpp te loolu lu jar a moytu la aussi di dem ba xëy na di waxante ci jëmmi nit ak jëmmi nit après lu ngeen toog lu ngeen waxtaan wa du neex loolu moo fi jóge ci waxtaan bii ñu dalaloon kilifa gu tedd gi sëñ Cheikh Yane Sy Al Amine jéem naa débriefer li nga xam ne ni moo xew démb mais ba léegi am na loo xam ne day des ci kilifa yi parce que voilà waxante ba wax yu bi yeneen bu ngeen dajee sax ku nekk day jàpp ni kii la mu waxoon démb ci lu metti loolu mooy dëgg ci moom te loolu moo jar a moytu vraiment encore une fois président de la République xëy na bu santee nit ñee war a def mais seetaan aussi bu ëpp bi ba la mu waxee depuis 1 an sottiwul finalement moom lañ koy teg léegi nag ñu ñëw ci datu tay bi dafa symbolique muy 8 avril ci kanam sax ministre des forces armées dina def face à face avec la presse dans le cadre ci concept boobu gouvernement bi ni mu jàkkaarloo taskatu xabaar ngir wax ci wàllu actualité xëy na dina ñëwaat moom it ci bilan bi surtout am na ci pàcc boo xamante ni moom la soxloon ndax armée bi même am na zone yoo xamante ni ñëwoon nañ fa ngir aar kaaraange gi fii ci Dakar sax gis na institution yi finalement ay chars ñu ngi fi woon mais surtout gendarmerie ci wàllu maintien de l'ordre bi ci zone yu bëri ak ay brigades yu ñu fa yàqoon bu ñu doon def le point boobu ak léegi lu fi soppeeku est-ce que ku nekk la nga diggee woon def nga ko. Chérif xam nga dañoo jóge ci affaire bi li ñu ci génne mooy accord tacite soo koy dégg mooy du lu ma signé nga signé ñu déggoo ci ñun ñaar dafa am ñu dox ci diggante ñi nga xam ne ñoo féewaloo woon muy nguur gi ak opposition mais à travers l'affaire Ousmane Sonko. ñoo xam ne dañoo dox jàmm ci diggante wàll yëpp mais taajuñu ñëpp ci benn place ba ne leen ci lii ngeen déggoo dañoo jëlee ci Fati mu ne man de lii laa bëgg ñu dem seeti shérif ne ko diw de lii la bëgg loo ci xalaat
mu ne danaa ci xalaat danaa ci jéem. ñu jàpp ne accord tacite am na foofu. ci exigence yi ak lu kilifa gi maye. suba dara liyeewul président de la république lu dul xëy na kàddoom bu mu jox ñu ko seet si woon. te ñooñu jottali ko ay revendication jàmbur mais day baax ñu taxaw bu baax ci ku nekk ci ñun soo amee fàttaliku le 8 mars ci lan la fekkoon parce que mënoon naa fekk ñëpp ci waajal bés bi nga xam ne mooy droit des femmes 8 mars. fitna lañ dund de 8 mars. voilà yi ku xëyoon keroog sa fit boobul. voilà bu ñu waxalee rek yàlla la fitna bu rëy la ñu ko dundee. on était trop stressé. ñun ñu nekkoon ay acteurs. Ah ci suñu wàllu liggéey. mais ñeneen ñi nga xam ne leneen lañ waroon a tal. lu dul lool 8 mars bi Sénégal ren def naa kenn màggalu ko. En dépit du contexte de Covid parce que du Covid bi rek. parce que Covid baa ngi fi yeneen i manifestation mu ngi fi am. du Covid bi rek. mais ci sama dundinu bopp. dafa fekk ñu jóge woon fii ci waxtaan boo xam ne ci débat yi ñu fi doon def 8 mars bi 8 mars man parce que expérience boobu mun naa ko nettali quoi en fait mu wane la ne c'est-à-dire ni des fois il suffit d'un peu pour taal wala pour wax bu rafet rek defar. jigéen ñi dañ fi daje woon ci débat boo xam ne dañ leen dajale woon nii def naa la 7 la woon. ñu lancé te défi. ne ñoom nangu nañu sax ni ñuy waxtaanee nii donte am na féewaloo mais déggoo nañu ci kàddu ci ne jàmm lañ bëgg nañu ko wéyal 8 mars ñëpp war a tal préparer 8 mars M2D mu ngi préparer manifestation ñu nangu daje au matin du 8 mars mun naa ko wax parce que dama ko fekkee seede ko pour seede rek la woon ñu nekk di waxtaan entre Fatou Blondin Diop qui représentait le M2D Zahra Iyane Thiam ministre mais en tant que cadre Benno Bokk Yaakaar représenté woon majorité bi ñu defee ko siège bu réseau Siggil Jigéen bu Safiatou Diop ci teewaayu Khady Fall Tall bu AFAO ci teewaayu Alioune Tine aussi mu ñëw seedeel leen ko may leen ko ci teewaayu Céliba sociologue te invité woon nañ ko fii ñu nekk di waxtaan xëy na déggoowuñu woon ci ay kàddu ci communiqué yi nu ñuy taxawalee plateforme ad hoc bi pratiquement réunion ba waruloon yàgg mais ca ba muy jeex ca la Fatou Blondin jot message ci ne manifestation yi tàmbali ni ba am na ku ñu faat Parcelles Assainies dee boobu mooy deewu Cheikh Wade xale bi nga xam ne nii visé nañu ko dóor ko bal nga gis ni am na ñoo xam ne ñu ngi toog di waxtaan jëm ci yoonu jàmm mais d'autres font la guerre à l'extérieur donc li muy wone rek mooy jàmm mënuñu koy di ko waxtaanee ci biir ci waxtu wu nga xam ne nit ñaa ngi rayante ci biti réunion boobu foofu la yem parce que ku nekk bëggoon naa dem taxawu say ñooñ parce que moom responsable la ci ñi nga xam ne ñoo woote manifestation ñu ne am na ku dee fa la yem demeewu ci fitna ci ne gis nga ko ñu ngi waxtaan fii yéen a ngi rey suñu non daf ci demee dal te dal boobu moo indi tey ba léegi seen cadre boobu ñu ngi continuer ñoom di waxtaan loolu nag góor ñi defaguñu ko góor ñi sekk kujje gi toogaguñu ñoom entre ñoom des différents bords waaw wala ñu jox jigéen ñi ñu doxal ba loolu solution la aussi xëy na solution la de mais en tout cas bu fekkee góor ñi mënuñu déggoo te ñoom bu ko ñii seqee waxtaan ba nekk ci yoonu jàmm xëy na dangu ni am nañu ay contradiction mais mën nañ ko surmonter d'une façon ou d'une autre ñeneen ñi bu ñu ko defee def naa jàmm am maintenant ñu ñëw ci point yi nga xam ne nii ci la avant loolu même bu ñu dajewut on a vu quand même xalif général Demba def ci taxawaay bu am solo moom grâce à lui sax ci la nemmeeku comme li nga wax noonu gars yi teg ngànnaay ci suuf. li ko jiitu ci teg ngànnaay ci suuf mooy li gars yi wax fukki point yi wax ko xalif bi mu dox ci jàmm ñaan président la mu déggal ko président may ko aussi mais ku nekk jàpp ni li la xalif bi ñaan da nga ko def point yi tey mën nañ cee jukki. libérer l'ensemble des prisonniers politiques xam nga boo taxawee ci baat bi sax du ngeen avancer du ngeen sori parce que boo nee prisonnier politique nguur gi ne laa man gisuma prisonnier politique donc souvent taxaw ci baat yi contradiction yi muy indi dafay metti jigéen ñooñu ma dellu siwaat ci tuuti seen communiqué bu njëkk baat bi ñu déggoowul mooy pour un état de droit wala renforcement de la démocratie parce que boo nee pour un état de droit kenn la da nga bëgg a wax ni état de droit amul te man d'accorduma parce que ñoo yor nguur te état de droit am na waaye baat bi leen boole
ñu déggoo ci mooy renforcement de la démocratie parce que démocratie même bu amee renforcer ko yàqul dara donc gis nga ay subtilité la yoo xam ne même ci ay déclaration mën nañu cee déggoo mais dafa am ay points yoo xam ne ci communiqué M2D bi loolu xëy na qui veut da ngay yóotu lii pour am lii mais am na loo xam ne defe naa ni wax ju yàqu la ci communiqué bi parce que am na ci point yu ñuy dem ba revendiquer arrêter toute poursuite contre Sonko. contre Ousmane Sonko xam nga loolu ak noo ko mën di jëlee mënu la nekk ci ñu décréter ko wala boog bu boobaa dañuy yaakaar ni kon wax dëgg fa yàlla justice bi ñëpp yematuñu ñëpp bokkuñu am na point yoo xam ne c'est très difficile aujourd'hui def ko mooy point bi ñu naan ñu taxawal commission bu indépendante pour xool ñi ci loru ñi ci gaañu la indemniser leen Serigne Mountakha Mbacké moom dox na ci wàllam parce que moom gis nañu wàllam. mat na sax kay mat na vraiment avec toute efficacité mooy is bu tax xëy def nañ ko. loolu jàngat bi. dëgg lañ ko te amul benn jafe-jafe. jàngat bi loolu li mu lay won mooy. li mu lay won mooy. Chérif li ngay wax nii c'est tellement important Ablaye. loolu li mu lay won Ablaye li Chérif di wax nii c'est important de séddale nañ ko te coow jubul. mais li mu lay won mooy bureaucratie bu metti bi mbir war a jaar fenn filtre yi ku nekk fii dañuy wax nag wax ji mu jeex ku nekk di wut loo ci am loo ci teq loolu mooy tardel lu bari xam nga xaalisu Sëriñ Muntaxa mu jox ay taalibeem ñooñu seen yéene mooy buñ ci yokkul duñu ko wàññi. amul per jëm amul dara. bu ñu ko yokkul duñu ko wàññi. même pas dañuy xar seen tànk tubéy pour ni leen joxe liggéey bi ñu defe ko ni mu waree. parce que dañuy rendre surtout compte ça. après Serigne. léegi mës nga fee dégg ñu ne président la moo joxe lii mu dem ba yegg te amul coow wala ca séddalin mo sax nit waxu ci ni moom dafa faral diw. dafa faral diw dafa beral nañ diw. ko ci ay da lay jox benn projet exemple yeggee sax déjà c'est un non y a un exemple bon, quoi. mooy ñi gaañu woon ci mun na màkk. waaw Omar Gueye bi mu demee Gueule Tapée doon fa jox lu gouvernement avant muy génn ña ngay xeex pour xaalis bi. mais Chérif xam nga tey dañuy wax ni ministre des forces armées dina dem jàkkaarloo ak journalistes yi mais dafa am loo xam ne moom moo fi nekk guerre du Golfe avion wu Sénégal di dellu si 93 soldats yi 91 soldats jàmbaar yi Sénégal 91 daanu nañu dee ñooñu seen njaboot ñu ngi topp ci ndàmpaay 30 ans ba léegi jotuñu ko te foo ko waxee gouvernement bu mu mën di doon bii ak beneen wut ci lay maa ngi fàttaliku fii def nañu fi jotaay ci jàkkaarloo la woon un soir ministre de la défense à l'époque kii la woon Tine nu mu tuddati Augustin Tine mais woote ci jotaay bi meram ci ne yu fi armée il y avait un représentant de la famille des familles. il y avait un ancien militaire représentant des familles et puis ministre woote moom ci mer ci ne lu tax ñu teg ko fi te waxuñu ko mais yow lu fi nekk depuis 25 ans nga naan lu tax waa ji ñëw ci télé bi di ko fi wax et puis il prend l'engagement il a menti ce jour-là ce ministre il prend de dire dès demain nañu ñëw sama bureau ça va être réglé jusqu'à présent c'est pas réglé c'est-à-dire dañuy nangu ñu ñuy baat bi dañ ci jéggalu mais c'est ça la vérité ils nous mentent en sachant que ñu ngi ñuy wax lu dul dëgg mais dañuy enfumer nit ñi tuur leen lëndëm. voilà Ablaye comme ni nga ko waxee yëf yi accord tacite moo ñu andi fii ñu nekk te ñëpp xam nañu problème bi li ko andi woon le problème à l'origine mi ngi fi tegu léegi qu'est-ce qui nous attend léegi problème bi dañ koy bàyyi noonu nëppal ko ba nit ñi fàtte ko wala ça va encore se reposer sur la table ak loolu su demee ba am ban taxawaay lay am parce que yaa ngi wax ni jigéen ñi waxtaan nañ mais ña ko seq góor ñi politiciens yi waxtaanuñu. yaa ngi fàttali suñu leçon histoire boobu détérioration des termes de l'échange c'est-à-dire terme accord bi ci boppam pratiquement jubóo bi peut-être dafa wàññeeku parce que li fi jaar ci diggante bi lan la xiiroo ci calendrier électoral parce que loolu aussi jaar na fi di point boo xam ne point achoppement la loolu moo indi fitna ci leen tout le temps élection gis nga calendrier électoral bi kujjee politique gi alors que bon dañu génnoon ci loo xam ne ni lu diis la lu ñëpp jàpp ne war nañoo fexe ba bu mu amati ci fitna ci diis ndax bakkan bu rot rek benn ci xëccoo ci kujjee politique ëpp na mais lan moo ci tegu achoppement ci calendrier électoral mais nag vraiment aussi am na yoo xam ne
boo ko waxee ni di attee ci ni ñoom ñëpp la da ngay tooñ calendrier électoral ki ko moom mooy pouvoir c'est-à-dire opposition du fixer calendrier électoral pouvoir vraiment yow yaa am ñu fal la ci diir nga teel koo xam nga doxal mu sotti très bien dañuy wax ni sax booy woote waxtaan pour ñu am consensus la mais bu consensus amul mais da ngay doxal li loi bi teg mooy loi bi li mu teg mooy calendrier bi bu consensus amul par défaut dañuy doxal li fii loi bi teg mais justice rek di dernière question bi ci wàllu parce que tamit ñi ngi koy xaar mu def liggéeyam parce que am ay bakkan root nañ fii démb am na si même seen rapport bi wax nañ ko gis nañ ni ñi ñàkk seen bakkan ba léegi amul benn jéego bu ñu def ne lii moo ko rey ministre de la justice dem na fi Matam jiiñ ne waa Ousmane Sonko la boobu ba léegi aussi ñi ngi xaar ñi yàqule parce que y a eu des pillages yoo xamante tamit war nañoo xam ñi pillé fan lañ ko teg fan lañ ko teg ak yoon aussi jëm cee def liggéeyam non ñun dañuy jàpp ne des fois juboo mooy maasale lépp c'est-à-dire erreur boobu moo am ci réew mi ci yu bari yu fi jaar bu dul dee yi mën nga fi fàttali yeneen ak yeneen ak yeneen étudiants yi fi dee mais mujjewul fenn fii lu fi xew day mel ni yaa perte wéy boobu ñuy wax ku fi dee yaa perte te loolu lu ñu war a moytu la parce que mën na dal ku nekk ñi nga xam ne dee nañu xëy na ñu doon doxi seen i soxla la wala ñu fa teewoon comme n'importe quel autre citoyen bu génn seetaan wala pour dañ ko wala pour leneen loolu moom moo fi yàgg te dañu ko war a moytu c'est-à-dire jàpp ni ku dee yaa perte wala ku ñàkk la yaa perte loolu waxuñu ci mais parce que ci suñu conscience populaire dañuy yaakaar ni juboo rek mooy voilà maasale lépp suul gis nga suñu baatu maslaha sax loolu lañ ci dégg nañu nëppal alors que parfois nag pour am un bon accord foog ñu def inventaire li nga xam ne mooy suñu fitna moo ñu féewale ñu déggoo ci réparer ko doog a jàll ci leneen. Absolument c'est très intéressant Ablaye Cissé ñu lay sant baax la gërëm et puis on parlera de la LISCA en fin d'émission léegi ñu soobu ci sunu invité Cheikh Diop lay doon.